di bés bu rëy boo xam ni yàgg naa wax ni dafa war am Serigne Cheikh dafa nekk exemple si lépp nag lu baax loo tudd rek Serigne Cheikh exemple la si liggéey bi mu liggéey si yoonu murit si vision bu mu am ak si fi mu jëmale yoonu murit kon baax na taalibe yi surtout que ñi nga xam ni bi nu juddoo ak léegi yàggul te doon ay taalibe ñu xam kan mooy Serigne Cheikh yàlla daf ko dimbali mu doon premier petit-fils de Serigne Touba xam nga ni kooku garaatam kenn xamul nu mu toll sëñ bi si boppam téyel ko si loxo boppam sëñ bi taataanal ko si boppam jëmale ko si boppam ba Serigne Cheikh nekk un homme exceptionnel je dis exceptionnel de par sa vision bi mu amoon si éducation moom moo jëkk commencé yóbbu ay étudiants à l'extérieur di yóbbu ay nit ni leen dem leen jàngi xam-xamu tubaab ndax du leen mënal dara ndax man kat li am solo si nit gëm naa ni sëñ tubaab moo ko yor mooy xol te xol boobu tubaab bi mënu si dara tey l'histoire se vérifie foo dem gis loolu mu jëm jàppale réew mi pour réew mi génn si sous-développement li nekk def na ko si projet bi nekk taxawal na ko waaye nag am na lenn loo xam ne mosul marchander loolu sëñ Cheikh mooy ñaar ñii du ko marchander njëriñu l'islam ak njëriñu yoon wi sëñ Cheikh c'est un homme exceptionnel mais il ne pouvait mënul woon doon lu dul noonu ndax kat yàlla def na ko mooy premier sëtu Serigne Touba loolu cër bu rëy la waaw kon bés bii war na yàgg naa ne wax nit ñi war nañu bind lu bari ci Serigne Cheikh dana jàngal nit ñi nan la noo doon taalibe dana jàngal nit ñi dignité c'était l'homme de la dignité accomplie dignité sëñ Cheikh foo ko natt rek weesu na ko te dignité yoobu du dara lu dul ñu gëm ni moom li mu nit ñi xam li mu nekk daf ko gëm te daf koy dund Serigne Cheikh foo ko gisee rek nga xam ni kii c'est un être exceptionnel boole l'islam bi yëpp nag unité du monde musulman si moom la jëkke mu jug dox si lu bari waaw di ko doxal sëñ Fallou baayam ba taxawulu sëñ Abdou Lahad kooku wax dëgg yàlla dimension benn la waaw loolu tax mu wax ni lii dafa war te gannaaw li mu waree war nañ si bind lu bari def ay documents parce que ñun dañu am ñu nu doy dëgg-dëgg ñu xam ni doon nu doy man doon exemple si ñun ñooñu dañ leen war wane Serigne Cheikh doy na exemple si référence yëpp nag laa la wax su dee référence gëm yàlla su référence jox sa bopp Serigne Touba su dee référence su ay valeur su dee référence su culture su dee référence su bëgg sa réew Serigne Cheikh doy na ñu offrir que à la jeunesse en exemple ndax sunu jeunesse su tey bi dañu jaaxle xamuñu fu nu jëm te nu am ay homme de valeur yoo xam ni mat nañu sëkk li mu doon donc il faut que jeunesse bi jëm si ñooñu taataan seen xam-xam taataan seen dund jël leen def exemple suñ ko defee rek kenn dootul man dara si ñun soo gisee ñu rëcc li nu yàlla dimbali mooy dañu teel jublu si Serigne Touba wax naa ni démb université ban fa demee Lénine safuma woon Karl Marx safuma woon Engels safuma woon ku ma safoon Serigne Touba ndax li àddina soxla yëpp introspection bi nga mën def yëpp réponse yëpp daa ko mën trouver si Serigne Touba su dee dignité humaine bi dignité de la race humaine l'universalité de son œuvre yu bëri daa ko gis Serigne Touba tey nag mënu offrir un exemple aux jeunes ku mal ne Serigne Cheikh nu xam ne kat surtout Serigne Touba def na fi loo xam ne kenn defu ko fi